ci téléspectateurs yi seetaan TFM Miroir du Sénégal ni ngi fii ci hôpital Fann bi nga xamante ni fii nañu denc Papa Thione ngeen gis mobilisation bu mag bi la nga xamante ni que nit ñi ni ngi ñëw taxawu ko ndax képp ku dégg xibaar bi jóge nga fu ne ñëw fàq si fi nga xamante ni moo di fii ci hôpital Fann nu am mbégte nag jàkkaarloog vraiment ay papa ay xarit ay ndaanaan yi nga xamante ni que ñoo ngi ci wàllu télévision mun neen wax ni ñoom nooy référence yi ku ci mel ni papa Bécaye Mbaye moom laay jox kàddu gi laataa may ñëw sama yeneen papa yu baax yi Bécaye waaw waaye man alaaji Papa Dieng yaakaar naa benn la rek waaw benn alaaji Papa Dieng alaaji Bécaye xaritam la ndeysaan alaaji Papa Dieng benn la rek waaw jërëjëf Thione de xam nga ni dem bi mu dem ñëpp la bett te ñëpp la metti tamit waaye mbiru yàlla kenn mënu ci dara mu doon xale boo xam ne nag xale bu baax la xale bu am diine xale bu am jom xale bu bokk ci famille boo xam ni bi mu ñëwee dafa yokk maanaam taxawaayu famille ba yaatal xale yu bari di ay mbokkam di ay rakkam di ay magam ñoom ñëpp mu dugal leen ci musique presque seen waa kër yëpp ay woykat lañu ñu bokkal baay ñu bokkal ndey ñëpp ñi nga xam ne seen i ndey bokk ñëpp daf leen dugal ci musique ba pare jàppale leen nag ñu ci mel ne ñoom Assane Ndiaye ak ñeneen su may lim du jeex kooku nag moo génn àddina tey mooy loo xam ne diis na métti na wante comme li ñuy wax rek ñu teg ko ci loxo yàlla te di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana wante ma lay wax ne la liggéeyal na askan bi lu rëy ci wàllu musique ak art ak culture bokk na ci parole yi gën a mag ci àddina waxuma sax ci Sénégal mais ci àddina li mu wax tam ci musique ak tamit fi mu ko véhiculé ak fi mu ko yóbbu doon na loo xam ni Sénégal yëpp koy yëg ndax tamit li mu woy Sénégal la ko woyal ko boppam am na morceau yu bari yoo xam ne boo déggee li muy wax nga xam ne li muy wax luy am la bu ko fekkewul li muy wax tamit jamono la li muy wax tamit doon na loo xam ne du xew wi li muy wax yëpp dara du ci xew wi loolu moo tax mënuñu def lu dul ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te yéex a ñëw wante de dama ne la perte bu mag a mag la pour musique bi ndax ci icône yi la bokk ñi nga xam ne dañ yóbbu musique bi mu dépassé frontières yi yóbbu ko sur le continent et ailleurs à travers le monde donc Thione Ballago Seck daal bàyyi na fi loo xam ne kenn du ko fàtte heureusement bi fi Wally nekkee ak ñeneen ñi ñoom Assane ak ñoom ñëpp ndax lekk bi tamit bi mu ko tegee seen loxo defe naa dafa bëgg ñu yëkkati ko te yaakaar naa ne xale yi tamit dinañ ko yëkkati ba fu mu tëdd ca àjjana yàlla won ko ni la nga liggéeyoon ba tey yàquwul ndax xale yi nekk ci ginnaaw yëkkati nañu ko te yëkkatiwaay bu rafet. jërëjëf kooku moo di alaaji Papa Dieng bu 2STV di ndaanaan Sud FM di ndaanaan Kuli Fadrine di papa di ndijaay di xarit tamit ci vraiment culture sénégalaise ak lu baax li nga xamante ni que dañ koy wax saa su ne ngir rek gën di li nga xamante ni ñoo di téléspectateurs yi ku ci topp moo di alaaji Bécaye Mbaye kenn dootu ko présenté ti di ndaanaan Kuli Fadrine moom nag personnellement yàgg naa am relation ak Papa Thione loolu na def ciy dëkk tungu ne du teew nii naataan kon alaaji Bécaye nooy dundee bisub tey bi waaw bis bu metti bis bu tiis yeewu nañu tey dimanche bu naqari waaye nag yàlla mooy dogal nit ku ñam dund di nga ñam dee te àpp bi kenn xamul kañ la lii mooy wane ne rek àdduna jarul dara parce que bis bi day ñëw waaye nag nee nañu boo dee dund da ngay def jëfi kuy dund ndax bis boo fi jógee te bi muy dund def na li mu war yëpp moom Thione nit ku baax dem na Sidaat nit ku jaboot dem na Sidaat nit ku uufoon njabootu ndeyam ak baayam dem na Sidaat nit ku yërëmoon ay rakam dem na di Alaaji Papa Dieng wax léegi ku ci nekk ci ay rakam bi nga demee ba kii daf laa beral daara wutal la instrument jox la sa yëf nga dem liggéeyi noonu la def addunaam yëpp noonu la ko def te lii yëpp woy na ko waaw woy na adduna woy na dëj woy na dee woy na yàlla te boo seetlee ay paroles yi Thione li ci ëpp yàlla la waaw waxoon na ni jamonoy tey ji dee du fi jóg boo deelee fexeel ba sarxe bañ di xawaare te loolu ba tey mi ngi fi te bi mu koy wane woy ak léegi mu mat ëpp na 20 at kon Thione nitu jamono la woon jamono ju nekk rek mën nga cee déglu Thione et puis kilifa gu ne mën ngaa déglu Thione Seck kilifa diini kilifa aada woyu Thione Seck ñëpp mën nañ koo déglu ndaxte bu ci nekk day yar day yeete moo tax tey nag vraiment am na lu nu naqari torop ndegemit
dañu ciy ànd ci dogalu suñu borom bi di ànd ak bërki fan yee daf maa woo ni ma ça fait ay 10 jours ni ma léegi damay génne benn album international dama bëgg nga sol lu toll ci juróomi yëre ngay indi ba ma koy tooñ ma ne ko coon xanaa yaay jënd yëre yi mu ne ma bi ma lay woyal Bantamba loo jëndoon yow doo bàyyi xam nga dafa neex non dafa neexoon de nature noonu la mel ma ne ko nii yooyu naa waa kon dinaa ñëw mu ne ma wutal sa ñetti yëre yu juróomi yëre yu baax nga ñëw defal ma publicité ma ne ko heure boo paree rek wax ma ñëw ndekatu dootuma woo ba ma koy xaw ma woon ni coon dootuma woo tey lay doog a xam ni coon du ma woo te dootuma woo ba mukk ci àddina waaw lii nag yàlla la yàlla lu mu def rek noonu la jaam bu ko xam noppalu Njaga Mbay loolu la waxoon yàlla moo def li ko neex yàlla ne woon na àppam fii la dina def lépp kërti kërti am jom ñi mu woy ñëpp a ngi ni maa ngi seen maacu ñëpp a ngi fi tey xarit yeeg kóllëre yeeg musiciens yi ñëpp a ngi fi bi muy taxaw di defal hommage Thione Seck Omar Pène te Omar Pène dafa feebar moom xamul woon ni Omar Pène mii feebar moom moo ko fi jëkk a jóge gis nga yàlla dafa garaaw waaw moo tax na ñuy jël suñuy mbir di ko teg ci loxol yàlla boo dénkee sa bopp yàlla dootoo sonn ci àddina waaw kon yàlla na ko yàlla xare àjjana Sidaat Thione yàlla na ko yàlla xare àjjana maa ngi fàttali bi may mujjee wax ak moom ci rajo yow laa doon animé invité ko benn 19h ñëpp waaw ma woote waxtaan ci ak moom lu boobu laa gëj wax ak Thione ci rajo mais du tee chaque fois ñuy waxtaan di weccante xalaat yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla xare àjjana mooy kàddu gi nga xamante ni moom la Alaaji Bécaye Mbaye yëkkati ñaanal ko ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck. Sidaat maa ngi lay fay bu baax di nuyu Sénégal gépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yëg-yëg bi ma am mooy yëg-yëg bi ñëpp am bi ñu yeewoo tey tiis bu metti la ñu yeewwaale Thione dafa nekk suñu mbokk la ba pare nekk suñu mag man mu nekk sama xarit man bokk naa ci ñi mu mujjee defal émission télévision parce que émission bi matagul sax 1 mois te ñoo ngi waroon def deuxième partie bi mardi passé la ñuy wax téléphone ci guddi ci son bi mu woyoon chauffeur bi booy dawal bul caaxaan bul di gestu su ma benn jarbaat góor a jum wooy ko jël air bi wooy ko Seydina Mohamed mu envoyé ko lien bi mu déglu ko ni ma ku woy lii ma ne ko sama jarbaat góor a mun ma sama kii bi Ballago TV ci émission ëttu diine yi morceau bi la ñu jël def ko générique jox ma numéro xale bi moo jox ko mu woo ko ndeysaan mu rafetlu ko lool mu nekkoon koo xam ni homme de culture la homme de valeur la nekkoon koo xam aussi dafa téye famille am parce que li Bécaye wax léegi rek ma penda Thione ko yor jàngal ko métier Ousmane ak noonu ba ci Kéba tey nag mu bàyyi fi njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla suñu borom def barke waali doomam dàll bi papaam soloon moom la sol kon mun nañ ni tey Thione dem na waaye Thione a ngi fi ndaxte yàlla dimbali na ko ci métier mi mu doon yëngu bàyyi na fi doom joo xam ne héritage bi donn na ko kon donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla bu ko cat jiitu ci biir bàmmeel yàlla na ko yàlla boole ak malaakam yërmande et puis woy yi mu woy yëpp boo xoolee des générations ku ñëw mun nga ci jariñu parce que thème d'actualité rek laan woy na yàlla woy na dee woy na lépp kon nag loolu message boobu mu doon def mu ay taral yu baax yàlla na ko yàlla sunu borom def yiw sotti ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup mon frère moom miy bind moom miy dogal te kenn mënu xëccoog moom Thione yegg na foo xam ni ki Sénégalais yi bu doon lenn la lu ko mën a téye ci àdduna kon gëm naa ni dina toog nit ku liggéeyal réew mi bu accompagner réew mi bu bind ngir réew mi moo dem sunu mag sunu kilifa comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara bu ma duggee léegi fekk naa waal yi ak xale yi ak ñoom Bougane ñëpp ma ni leen du courage ndax kilifa gu toll nii bàyyi su wàccee ay xale da ngay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala fa nga war a débrouiller pour génn ci yal na leen yàlla jàppale vraiment am nañu tey yeewu bu metti yal na ko yàlla xaree àjjana
vraiment am nañu tey lu metti 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 metti. Youssou banaaw ba nga déggee information bi nan la def ba nga xëy yow dégg ko. information bi moo yee ñëpp moo yëkkati ñëpp ci lal wàcc leen ndax am na loo xamee ni bu xewee buntu amatul jóg rek mooy donc mbetteel day waar alhamdulilah. merci beaucoup. bon nag ñu déglu Baaba Maal tamit mu yëkkati ay kàddu bu mu egsee moom ak Youssou Ndour ñu saafonte laata muy dugg ci biir bon nag Baaba Maal tey yan kàddu nga ciy wax ak mbégte affaire bi ba nga ko yëgee ban impression la def. c'est ñu bare woon nañ ma ci suba mais mënuma woon a wax parce que li ma lii ak coon def naa ni ñëpp xam nañu ni mu toll parce que coon bi ma koy xam mooy bi ma jógee Saint-Louis ñëw Dakar ñëw dëkk Pikine tali bu mag mu dëkk tali Icotaf ak tali bu bees dam naan dem këram di fa yendu mu ñëw sama kër di fa yendu dañuy gungente sax 2 à 3 fois dans la journée coon moo ma faire découvrir la musique moderne sénégalaise parce que daf ma daan jël man ak moom ak Dout Seck ñu dem fekk ju ko balafon toog moom yëg ci kaw la sur la scène woy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu kalandoo ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram li ma gën a neex ci coon nag sama diggante ak moo mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon xam nga amitié mënul weesu ku lay nemmeeku du yónni ci yow di naan seet leen sama waa ji ndax mi ngi si jàmm ñëpp xam nañ ni on a fait même un duo ensemble mooy morceau ma pend bi biñ koy def dafa ñëw ba sama kër sur la route de Yène ñëw passé fa la journée ne ma bàyyi naa lépp ci sa loxo man maa trouvé lieu bi ñu def ko fa la yendu bés boobu amul daal xaar ma yàlla sama digganteeg coon après ces déboires je pense que ni toog na lu yàgg nanguwul génn bi ma demee ni ko coon il faut nga génn Sénégal yi xam ni que tu es vraiment vivant culturellement moom mooy si anniversaire u Dande Leñol c'est la première fois la Thione Seck génn yéeg sur la scène Wally fi mu ne woon dafa bàyyi soirée ñëw fekk ñu foofu mu ni Wally kii mooy sa baay kii mooy sa papa soo ma gisatul jàppal ci moom waaw kon nag mën naa wax ni ñun perte nañu la musique sénégalaise parce que c'est un grand parolier un très grand musicien un très bon musicien quelqu'un qui chante juste qui ne chante pas di def ay fausses notes qui a une mélodie boo xam ne bi c'est exceptionnel mais en même temps quelqu'un boo xam ne il a compris très tôt que ni musique du rek entretenir les gens c'est quelque chose boo xam ne da nga war a participer éduquer sa population éduquer la jeunesse en tout cas sur ce plan-là je dirais vraiment Thione Seck zéro faute. yéen ñaar kan ngeen gëj a déggante ci wàllu kaddu yéen ñaar yow ka matul weer ndax bi may dem Podor juste parce que yàggul bi ma jógee Podor la ma woo par le biais de Diodj sama technicien mu ne ma gis nga li ma initié damay invité ay personnalité de la culture di waxtaan ak ñoom ci musique sénégalaise kañ ngay ñëw ma ne ko non du ma ñëw parce que yow da nga may dugal ci ay waxtaan yoo xam ni bëgguma ci dugg maa ngi dem Podor dama am réunion mu ne xamoon naa ni doo ñëw boobu laa gëj wax ak Thione. xol bu naqari xol bu tiis ndax Thione sunu papa la ñun ñëpp duñ ko sax sàllalu papa Thione lañ koy tuddee lañ ko daan woowee donc tey Sénégal moo perte musique africaine moo perte muy sunu papa Thione Ballago Seck ñu am ci naqar nag ndax xajoon na fi ba ci kanam pour wéttelu ñu donc ci dëggoom ci sincérité am ci gëmoon yàllaam ak aussi nangoo liggéeyam kon ñu ngi koy ñaanal fële mu jëm yàlla na ko fa suruñ borom teeru yonent bi teeru ko Serigne Touba teeru ko fa. ah li ma yëg doy na waar mais à part inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jullit moom bu ñàkkee daana alhamdulillahi rabbil alamin parce que si moom la ñu jógee si moom la ñuy dellu yàlla moo ñu sàkk moo ñu moom ku pare rek dem yàlla naa ko orienté nag waaw li ma yëg nag mooy moom la ñëpp yëg man gëj naa gis lu demee nii war a def ni cool yi ne kur bari mbooloo ba nit ñi kenn xamul sax ku nekk nag foon yaa moom néew bi doy na waar donc léegi problème daal en tout cas cool li ma xam ci moom daal mooy nit ku baax la woon
man personnellement sama xarit la woon sama mag la woon sama confident la woon sama lépp la woon nag boobu moo ko si gàttal sama lépp la woon waaw maa ngi koy jàllee sama naataango Youssou Ndour Baba Mal Kiné Lam Omar Pène ñun ñëpp parce que ñoo bokk génération bi ku lim juum nag waaw di ko jàlle toute la famille culturelle sénégalaise di ko jàlle waa Sénégal di ko jàlle waa Afrique di ko jàlle waa adduna bi yëpp parce que Thione était une dimension exceptionnelle donc métti na nag waaye nag dañu naan alhamdulilah rabbil alamin rek parce que tamit le problème depuis mu dégg dëj bi ak léegi peut-être tension ba xam ne wàcc parce que boo gisee say mbokk ñu la wër ak ni ñuy ñëw wane ni seen coofeel ci moom dina la xaw a pompitur gën la jox fit nga taxaw quoi mais vraiment doy na waar laa war a wax mais dama naan alhamdulilah rabbil alamin yal na yàlla xaru ko àjjana maa ngi koy jaale mbokkam yëpp waaw di ko jaale sama bopp man mii ak sama naataangoo yëpp waaw parce que bu nekk wax ji moom dañuy continuer di wax di tourner rek di tourner rek en tout cas daal mën naa seede si moom waaw on a toujours été ensemble nit ku baax la nit ku tabe la nit ku sell la nit ku jullite la nit ku dëggu la waaw jullit nag boo jaree yooyu yëpp voilà donc nit ñi nag tamit nañuy continuer wax rek naan lii ak léegi waaye ku dëggu mooy gis mbir wax ko ni comme ni ko war a waxee doo bàyyi ba nit ki dem nga wax si ginnaawam Thione loolu la yàlla defoon ci moom te ñëpp xamal ko nag yàlla na suufoo yëpp si koom yàlla na yàlla xaru ko àjjana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gëmuñu ko woon il a fallu ñu téléphoné ñu ne dëgg la waaye nag comme li ma wax rek ponkal dem na ki dàq woy ci Sénégal dem na je précise bien mon mot ku dàq woy ci Sénégal dem na man Père Ouza fii yi ma formé yëpp bu ma leen daan formé dama leen boo leen buggee mën a woy da ngeen may déglu Thione man Ouza bu leen ma déglu mais harmonie dem leen déglu kasetu Thione ngeen déglu harmonie donc ñàkk dañ koo xam ne kii lu mu joué ci sur le plan culturel les métiers de la musique kenn mosu ko joué dafa yàgg Thione dafa yàgg te waaye nag comme ci samborom la ñu jóge woon dañuy dellu samborom dañuy ñaan sam yàlla na ko yàlla xare àjjana te yàlla wàccoon ak moom tamit yàlla wàccoon ak moom. parce que moom relation bu particulière. sama ñoom ñëpp Ismaïla ak Youssou ak ñëpp téléphonante waxtaan suñu biir ak ñoom. yaa may dëgg dara lu ñaaw mosul jaar suñu d'ailleurs moom rek bi Adji Ouza di jouer Grand Théâtre moom rek a ñëw accompagner ko. barki démb la mujjee joxoon teg Adji Ouza waxtaan. lan ngeen mujjee waxtaan yéen ñaar. non man nag Adji la mujjee waxtaan la ça fait 1 mois. ki mosu Adji bëggoon doon reprendre. mu koy wax ji. moom ci boppam. naan ko lii ngay wax mbottema loolu ay da ko déggatee ne maa ngi engagement bi fii. xam nga loolu rek. ku bëgg sa doom rek bëgg na la. sama moom dañuy yàgg. yaa ma dégg kon ñaan ko yàlla xare àjjana. xare àjjana. amiin jaar fii. jàmm am ci réew mi tamit lii rek war nañu wan ne jàmm mën na am ci réew mi ñun ñëpp ñu ngi ànd tey ñëw suul ci Thione. comme ni nga ko waxee rek muy Thione muy Youssou Ndour muy Omar Pène ñëpp sama am di jàmm lañu. léegi ëpp na 40 ans bi may nekk ak ñoom. Thione nag nekkoon suma xarit. waaw nekkoon suma xarit def na léegi fukki at ak juróom dimanche bu nekk. heure bi sama kër la doon nekk. mais daf ma doon tooñ dafa ne ma léegi da nga am xaalis rek bàyyi ma léegi Youssou Ndour mooy sa waay ma ne ko yow suma xarit nga pour toujours mu nekkoon nit ku dëgg dëggu moo tax c'était un incompris parce que daaw ñu ko woon xam daal nag waxam lu mu doon dëgëree mais mu nekku nit ku dëggu bu la jàppee rek jàpp na la donc gis nga tey àddina yëpp a ngi fii àddina yëpp a ngi fii donc ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xara àddina yàlla na yokk ay leeram fu mu jëm na gënal ko fu mu jógee ñun ñëpp ay xaritam ay frère am nañu tey naxar waaw suñu xool tooy na mais ñi ñaan yàlla moom bu soxlaa rek ñu ñëpp ñu ñàkk waaw kon nag tey gis nga solidarité yëpp yéen tamit gis naa depuis le matin yaa ngeen jël antenne seen yeneen confrères aussi ñu ngi def comme yéen loolu rek mooy Sénégal amul problème benn bopp la donc di leen sant bu baax di leen encouragé di leen koy jaale di ko jaale sama xarit Youssou Ndour gis naa ko sànq levée du corps bi mais heureusement si yàlla def ñu daje parce que gis nga nit ñi lu ñu bëree waaw xol yi benn la ñu mais di sant yàlla di ko ñaanal souvenir bi nga jàpp ci Thione Seck boo xam ne xëy na ci suba sax wala tey fàttaliku nga ko. kooku Paris la woon en 1988 xam nga yàgg na de. 88 dafa demoon tournée mu jàppante woon nag rakk ji Mame Penda. ndeysaan ma dem nag di arrangé. waaw mën na ko na ñëw sama hôtel mu ñëw sama hôtel 88 laa lay wax noonu. ma wax ak moom bu ñu trouvé benn compromis. mënuma daal Mame Penda ngoog. léegi daal man daal sama tournée daal Mame Penda bokkatu si wante yow.
yaa ngoog ma pen na ngoog xam nga dajar bi mu yore woon waaw xadar bi moom mujjee jël ma pen utal ko billet defaral ko mu ñibbisi donc kooku dafa nekk benn souvenir bu ma marqué mais bi mu ñibbisee waatee tamit nee na ma mañi xam nga du dara ma pen sama rakk la mais xam nga rek sama dagar rek yooyu ma ne ko non àddina amul solo loolu moom fàtte nañ ko donc loolu 88 la ba tey muy presque 35 ans ah donc di sant yàlla rek xam nga àddina moom amul solo. kàddu yi triste voilà dafa tiis quoi tiis la rek tiis la bon sànq laa ko yëg parce que comme dama fanaane woon liggéey dama xaw naaje yeewu tey parce que maa ngi tëdd ay booru 8 heures ci suba après ma yeewoo ma tombé ci nouvelle boobu ma gis ay appel manqué après si laa yëg ne grand bi wuy ji na suñu borom quoi mu doon lu metti mu doon perte bu mag parce que voilà Thione Seck tu l'aimes tu ne l'aimes pas ñëpp xam nañ kan mooy Thione Seck un grand musicien un grand parolier un homme très très naturel très spontané man moom honnêtement man relation bu nice laa mës a am ak moom et voilà bi mu ko njëkkee invité si sama benn projet en 2011 il n'a pas hésité daf ma ne fan la studio bi nekk ma ne ko Sacré-Cœur mu ne ma maa ngi ñëw ma toog même pas 30 minutes mu egg si woo ma wàcc dem jëli ko ñëw ñu dugal sound bi c'est sama album Fit bi la woon donc bi mu woowee si projet am j'ai pas hésité mais au-delà de tout ça c'était quelqu'un dañoo màgg ak musique am ñun avant ñu nit ki ci ay jëfam lan nga ci fàttali mooy li ma lay wax nii man suñu waxtaan franchement on se voyait pas tout le temps mais occasionnellement waxtaan yu nice lañ doon am dañ doon waxtaan si àdduna il aimait ça waxtaan si diine yenn saa yi ñu mayee reetaan affaire yooyu tuuti nii bon benn souvenir bu ma am nag ndeysaan bi gën a nice mooy benn année dama nekkoon Atlanta États-Unis moom mu ñëwoon foofu pour jouer léegi ma nekk si benn restaurant sénégalais ay gars na ma mais yow Thione Seck mi ngi fii quoi si dëkk bi ma ne la ah ouais ma laajte ba xam hôtel am ma daal di dem si hôtel bi léegi bi mu ñëwee réception ñu woo ko si néegam xam nga maa ngi moom dañ doon kaf quoi. mu jël rek ma ne ko mais yow da ngay ñëw ba fii doo ma tàggu quoi. doo ma ko yëgal. mu ne kookan la commencé tàngal quoi. ma ne ko xamoo kan la man la sa grand dëggiti rek mu ree ne ma yëgal. voilà quoi ma yéeg ñëw. et ce qui m'a touché nag ma ñëw gis nga néeg bi yëpp ay bool la woon ay boolu ceeb. ma ne ko waa lii la mu ne gis nga suñu mbokk yi ñoom may berndeel ni teranga sénégalaise xam nga donc muy suñu nice quoi yal na ko yàlla yërëm maa ngi koy jaale ñëpp famille am toute la communauté de la musique le Sénégal entier le monde entier yal na ko yàlla xare àjjana. waaw déjà un artiste quelqu'un qui aujourd'hui yóbbu na musique fu nekk ci àdduna un père un monument mais surtout koo xamante ne dafa yàgg ma sa wax ak sénégalais yi ndax bu méttee ñu dégg ko bu neexee ñu dégg ko il est toujours du côté du peuple donc kooku tey mën nañu wax ne un grand artiste ne meurt jamais donc bàyyi nu ñuy œuvre doon nit koo xamante ne macha allah yann bu ko cat jiitu ci këram waaye nit ku mag dem na nit ku mag dem na artiste dëgg dem na koo xamante ne da doon foo gis mi ngi fédéré foo ko gis mi ngi wax lu baax ci wàllu diine defe naa ne kenn dootu ko laam-laame li nga xamante ne bés bu nekk Thione won na ne mën ngaa way waaye mën ngaa am diine loolu bokk na ci li mu gën a liggéey lu mu gën a fësal ba ku ci nekk xëj na boo nekkee ci wàllu aar tey xam nga ne way baax na waaye tamit bul fàtte sa diine. waaye di sant yàlla suñu borom di sant yàlla bu baax a baax Papa Thione man ci moom laa jàngee woy su ma waxee ni loolu mooy que ni ci voix am laa jàngee woy mu nekkoon nit ku ma apprécier lool yàggul dara rek mi koy wax ci benn télévision di wax ni man woyu yaay bi ni ma ko woyee moo ko dàqal j'ai pas les mots lan nga gën a fàttaliku ci moom xëy na ci ay kàddu wala lu ngeen dund. nit ku ma bëggoon la nit koo xam ne ku simple li ma mujjee wax ndeysaan yàggul mi ngi may conseil dañu tase ci benn station ndeysaan mu may conseil ci lu baax xam naa ni li ma doon conseil loolu lay conseil ay doomam donc nekk na ñàkk naa daal papa koo xam ne sama idole la woon aussi sama référence la woon. waaw bés bu naqari la pourquoi bés bu naqari la ñun ABC c'est Thione Seck qui nous a fait
on peut dire que Thione Seck moo ñu créé ndax suñu premier album bu ñu génnee c'est lui qui a mis tous les moyens pour ñu mën ko génnee te bi ngay seeti noonu la woon rek suñu benn grand baara boore woon ñu ak moom mais mu wone ñàkk ki ñaan Thione Seck këram lañ doon nekk guddi suñu bëggee ñibbi xëch mën na ma seede danaan non bu leen dem wéet la bañoon toog leen ñu ataaya da ngeen dem Médina doo leen fa def dara toog leen ñu toog nekk ak moom jabaram aussi jaaga yàqu si dara vraiment ñu doon ay nit yu baax donc ñu suñu duggee si musique ba am si tour ba nit ñi xam ñu Thione Seck moo tax te xolam boolewu koon ak doomu aadama sama dëju yaay anecdote rek donc dafa am dëj moom bu mu amoon je crois que kan moo gaañu woon yaayam xaw ma sëram ñu négligé affaire de temps booy rek négligé ba demuñu mais automatiquement sama dëju yaay bu mu amee mu taal otom il s'est déplacé ba biir Médina ñëw donc loolu man dafa doon lu ma marqué na sama yaay rek laa amoon donc yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana yàlla teg loxoom si njabootam yàlla xaaree ko àddina yu gën a kawe et ça c'est du fond du cœur am nañ luy naqari lool c'est du fond du cœur. waaw grand na ngeen def waaw grand bu baax la woon nag ndeysaan grand bu baax ba tout récemment rek nii sama dernière vidéo bii nii moo defar lépp vraiment mu 2 semaines la defagum vraiment waaw vraiment man mënu ma wax parce que beneen affaire la Thione vraiment nit ku baax la. Sénégalais yëpp tey moom le réveil était très très brutal pour képp kuy sénégalais ak kuy africain ak ñëpp ñi nga xamante ne dañ doon sopp wala bëgg suñu papa jooju di Thione Ballago Seck yal na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana te am nañ si njott bu rafet ndax nit ku baax la woon mais li may retenir si moom surtout mooy nit ku am diine la woon je pense que loolu rek mën na présager ñu rafet njott si moom. jërëjëf benn conseil rek pour Wally. waaw Wally c'est un jeune tey xëy na ñàkk na pap tiis bi dal si kawam ñun ñëpp ñoo ko bokk mais na xam na ne retrouver na ay pap yu bëri am na ay frères yu bëri waaye retrouver na ay frères yu bëri donc na xelam dal te mu gëm yàlla àdduna moom ñëppay dem wuy ji suñu borom yàlla na yéex waaye ñu ngi koy ñaanal mu am xolu muñ gën a takk ndiggam gën a taxaw te xam ne yat bi gën na koo dal. yàgg nañ fee ñëwit soit mu doon ci sa famille wala ci famille yu keneen ndax li nga xam ne moom moo dal ci famille Marène dafa dal ci famille askan wi yëpp et li koy firndeel moom mooy Thione monument la woon parolier bu mag la woon naam magul woon sax seen fam ci ñi mu bokkal waaye moom la yàlla defoon njiitu famille bi donc Sigi Sawal Assane kaay ñëwal kaay gis nga Assane Ndiaye ngi nii xam nga lii mooy wane ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ne ma mbay sigil ndigaale waaw gis nga wallaay kaay Sigi Sawal xam nga lii mooy wane ni ñu ni nee na yàlla xam na ni sax xamoon ni moo nekk ci oto bi waaye lan la def wàcc vitre bi ne ma mbay ségil ndigaale moo tax ma ni ko wàccal parce que moom xamante nañu moom dañu ànd di liggéey man moom ak Jimi Mbay ak Ousseyn Ndiaye loolu du tey yàgg na ci Madison gu njëkk ga mu nekk un frère et moom laa wax nit ñi ma ni leen famille Marène Thione Assane Mapenda ak keneen ak keneen rue 23 la nekkoon fa ñu dëkk kër ajaratu Ndey Misel Lam yaayu Mor Dior Seck ñu jàkkaarloo ah da nga jéggi tali bi lay dugg Thione nekk kër Alaaji Yinde Fall donc dafa yàgg yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla moom àjjanaam yàlla na ko sunu borom teeru ci barke Seydina Mohamed li ma gis fii nag moom yàlla dañ koy ñaar yàlla bu ko cat jiitu parce que comme li may wax rek ku am ku lay jooyal waroo jooy
te boo fekkee ne yéen ñi nga xam ne sax yéen a gën a jege. mun leen a jot ci moom. ndax doomu aadama yi cofeel ak mbëggeel gu ñu am ci moom. li ñu ko ñaan yàlla rek yàlla bu ko cat jiitu. jotaay bi mu mujjee fekkee Grand Théâtre. waaw keroog da nga sukk ci ay oomam. waaw ne ko grand yow laa am. waaw yaay sama xalifa. yaay sama lépp. Grand Théâtre. waaw mooy li may wax rek xam nga nit ko yar Babacar. mooy lépp. yar la. jàngal la métier. def ci yow it nag lu mu deful ci kenn nag. waaw tey Assane am na vide bu méttee moo tax ma ne Sénégal ñàkk na. àdduna ñàkk na mais man ñàkk na. man ñàkk na trop nag yàlla xam na ko. Amin Babacar. yéen presse bi tamit ñu leen koy jaale. ndax ñi nekkul ci réew mi bari nañu. waaye ñi ko jot teel koo jot presse moo ko waral kon yéen dañ leen koy jaale. parce que leer na ma ne ñu ci bari ci yéen mës nañ ko dékk micro et di ñaanal doomam naan ko yàlla na ko yàlla jox xolu muñ te mu yeggali ak sagoom famille bi it noonu moom laa wax Kéba yàlla na ko yàlla xare àjjana boo xoolee Youssou ngi woon ci biir wallaay waay man dama yeew yéex naa ko yéeg parce que dañ ma fëgg ne ma li xew doy na waar yaa ngi dégg noonu man de nii sama téléphone gis numéro Youssou ndeke woon na ma ca 11h yaa ngi dégg wallaay dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf merci beaucoup li njëkk wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana coonu Sénégal coonu monde bi yëpp la sunu papa la man lu ma mën a témoigner si moom bokk naa ak moom juma Ouest Foire ndaxte soriyoowuñu bokk nañ juma di julli kon mun naa témoigner tey fii ne jullit akkan la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di jaale sunu rakk Wally Seck mi nga xam ne wax dëgg yàlla ku am yitte la ci nit ñi kon tey bés bii nii rek la mën a mel Sénégal gépp a war a mën a ñëw teew ñaanal coon ndax coon tey si drapeau Sénégal yu mag yi ci la bokk kon yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu ngi koy ñaanal yàlla ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. moo ñàkk ci wàllu famille mais Sénégal bi yëpp moo ñàkk parce que comme ni nga ko waxee muy politique muy artiste muy métier yëpp sénégalais lambda ñëpp ñoo teew fii daal parce que aussi ki ñu ñàkk du n'importe qui ku liggéeyal Sénégal la ku teewal Sénégal teewal drapeau bi la ku yàgg accompagner toutes des générations sax laay wax à travers des messages positifs ku yàgg consoler nit ñi la à travers ses paroles. donc tey bu ñu ko ñàkkee yoon la ñun ñëpp ñu ñëw gunge ko ci dernier demeure am mu nekkoon koo xamante si ni aussi li ñu doon gis ci moom mooy ku bëri woon kaf bëri woon rey nit ku humble ku modeste en tout cas image boobu lañ jàpp ci ñun muy kuy reetaan kuy kaf kuy mbalak et ku nekk bëggoon na am papa bu mel noonu ku nekk bëggoon na am tonton bu mel noonu donc image boobu rek la ñu retenir di ko ñaanal suñu borom yërmande njëgal bépp jaamu yàlla mu nangul ko bépp rëcc ci mu jégal ko ñu ci masawu waale bu baax à travers moom mais toute la famille de Thione Ballago Seck ak tout le Sénégal parce que ñëpp ko ñàkkandoo. tey jii ñun ñoo fi des waaye lan la ñu war a mën a jàngat ci faatu boo xamante ne bu gaaw la boo xam ne bett na askan wi. waaw lu am solo la aussi parce que dafay tax ñu remettre suñu bopp en question dafay tax ñu xoolaat gën a xam que ni voilà affaire bi mën na dal à tout moment te buy ñëw aussi du xool kan mooy kan. suñ borom bind na noppi na donc yu mel ni bu amee rek day delloo xel yëpp ci yàlla maanaam ku ci nekk aussi nga xoolaat sa toogaay xam ni aussi rafetal rek moo fi des dëggal jubal bàyyi xel que ne bis dana ñëw aussi ñu jébal la suñu borom donc jàppe naa que ni ku nekk loolu nga ciy jàng bu weesoo naqar bi ak tiis bi ku ci nekk da nga ci tiré ay leçon mooy dee mën na ñëw à tout moment te bu xaasee ba ñëw loo bëri woon alal loo bëri woon mbooloo bu ñëwee ba ci kàmb gi yow rek yaay dugg donc day tax ñun ñëpp ñu xoolaat suñu jëfin suñu waxin suñu doxalin te xam ne àdduna yàggul diir bu gàtt la donc man leçon boobu laa ciy tiré personnellement te jàppe naa que ni ñëpp moom lañ ciy tiré quoi. Thione nag moom ndeysaan ni mu fi jógee bett nañu trop ñun ay rakam ñi mu maaseel jamono yëpp jox na leen cër ay rakam joxoon na leen cër respecté leen man nag Thione fu ma mës a defee programme woo ko nekk xale tàllal ko loxo. moom ak Youssou Ndour ñëw nañu wuyu si ma donc c'est une perte énorme pour la musique sénégalaise mu doon koo xam ni kenn du ko fàtte ndax jëf ja ak éducation bi mu indi pour peuple am muy le peuple sénégalais wayu rek yem ci waaye daf leen doon éduquer di xamal ñëpp ci wayam xam-xam boo xamante ni dara du ko dindi
et je pense que ni ñu ko waxee ci alxuraan rek képp koo xam ne da ngay way wala ngay wax mbooloo di la seetaan musal nga si ñi ngay waxal moo xam njëriñu àddina moo xam njëriñu alaxira nekkati. Thione Seck nag ay wayam mën naa wax ni moo tax turam du mës a fay ci àdduna ndax lépp loo xamante ni warloo woon na ko digganteem ak artistes yi sa fonk na ko def na ko lépp lu ko warloo woon ak peuple digganteem ak peuple sénégalais bi def na ko donc ñun du ñu def loolu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana firdawsi et Serigne Touba la bëggoon yàlla na ko Serigne Touba teeru yonent bi la bëggoon yàlla na ko yonent bi teeru sallallahu alayhi wa sallam xare ko àjjana firdawsi maa ngi jaale famille bi di jaale Wally Seck di jaale ay rakam Mapenda Seck Ousmane Seck Keba Mor Dior ñoom ñëpp maa ngi leen di jaale di ko jaale aussi le peuple sénégalais di ko jaale la presse sénégalaise di ko jaale également tous les animateurs de cette république donc yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana firdaws. tiis rek tiis ni ko Sénégal yi yëgee ndax Thione doomu Sénégal la woon doomu Afrique la woon waaye nag yaakaar am na ndax ku ñëw fii tey xam ni doomu Sénégal yi delloo nañ ko njukkal ci lu mel ni nag li ngay njëkk a xalaat mooy njabootam mooy soxnaam mooy doomam yi donc di leen masaw xam ni tiis bi ñun ñëpp ko bokk ndax man nag moom mot na ñaar fukki at te kóllëre googu ñu seexoon man ak moom ak ñoom Tamsir Soxna ak ñoom Cheikh Ba moo nu indi fii waaye nag loolu rek taxul ñu ñëw ndax Thione Sénégal la Thione ay leçon la woon ay leçon yu dul jeex mu yeñu ci lu bëri ci ni ñu war a nekkee ci suñu diina ak suñu wàllu demalante ak dikkalante donc vraiment mu nekk li nga xam ne métti na ñëpp bett na ñëpp métti na ñëpp waaye yaakaar am na ndax ku gis li xam ni nag ku baax rek a dem tey jullit a dem témoignage yi may dégg ñu ngay naan bu yegg si woon këram force xale yi yeewu julli te jigéen yi ko war a kaalaw loolu da lay firndeel tamit ni jullit akkan la woon taalibe la woon akkan di jaale nag Thione soxnaam di ko jaale suma doom Wally ndax Wally Seck moom moo continuer di doxal kóllëre gi nga xam ne moom laa seexoon ak baayam ma xam ne nag lii métti na ko waaye nag moom na xam ni tey la carrière am di soog a commencé ndax moom moo wuutu tey Thione wuutu Ballago wuutu Faramareen yëpp salaamaaleykum